Professionnel des transports coordonnateur des professionnels ñi ñuy woowee professionnel ak transporteur routier du Sénégal moom moo leen di coordonné moom mi ngi wuyoo ci turu Mor Souran moom ngeen di jàkkaarlool ci kanam tuuti ak Alioune Badara Fall du mat sax ay ceex mbokk yi ngeen waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne Alioune Badara sumboon na ko niki altine bi weesu. Soxna Jooja tout d'abord nga may ma gërëm bu baax a baax sëñ Mouride Gadiaga mi fi duggoon sànq ndax xam nga yàggul dara demoon naa ci sëñ Cheikh Sey moom ci boppam moo ma dalal jàppale ma foofu ci xam nga dama fa doon dem di sàkku ay ñaan sëñ Mor mii ma invité sax mbokk la ci sëñ Cheikh Sey donc loolu firnde la toog naa ak Mouride mii moom mu woo ma téléphone ñu déggoo ak téléphone te tey jii bi sawaay di duggaat fekk na ko fi donc ma gërëm ko bu baax a baax li nga xam ne nag moo waral waxtaan bi tey ci wàllu transport mooy bee passé invité woon nañ fi ko nga xam ne moo di Pape Sarr nekk ci kër gi ci li nga xam ne war nañ ko waxtaane mooy titre yi nga xamante ne nii indi nañ ko ci wàllu transport bi nit ñi di ko wax la numérisation des documents de transport yàggul dara président nag inauguré ko am njëkk permis bi nga xam ne moo ko njëkk a am ci loolu la ñuy daral sëñ Mor Souran mi nga xam ni tamit ni nga ko waxee moom mooy coordonné activités yi nga xam ni professionnel de transport routier du Sénégal ñu ngi koy def sëñ Mor kon ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin annabiyi al ummi al abibi al ali al xadri al azim al jaayi wa ala alihi wa sahbihi wa qadimi wa sallim barke borom Touba Mbacke xanaa fedd li sama laxasaay ci ginnaaw sama buntu ci kër Serigne Touba Serigne Cheikhouna Abdoul Ahad Mbacke ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu gudd fan ci mucc ci ànd ak wér ba kenn li mu naal lépp kenn du ko ci àggaleel dara gannaaw lii mu waxit ni ku dem mu dem ku demul mu dem ca moo nekk ci bopp saxaar gi nanu maa ngi ñaanal murid bu ne ku yéeg na yéeg ku yéegul na yéeg ba bu ëllëgee bu ñu dajeek borom Touba li bu dugg ci fay kenn ku nekk ci ñun tebbi ci sa naal loolu laa amoon ci li may wax di nuyoo jërëjëf sëñ Mor xam naa sëñ Cheikhouna moomu sax mu sëñ Ablaat moo ñu boole suñu diggante ndax kër ga ñu bëri sëñ Cheikhouna moom moo leen fa tudd te am na fa sax ay turandoo kon kóllëre gi foofu la boole ñu xam ko waaw sëñ Mor du ñu sori li ñuy njëkk a laaj rek mooy ñoom ban appréciation la ñu am ci li nga xamante ni mooy titre de transport yi nga xam ni inauguré nañ ko bu bees wala bëgg nañ koo samp ci réew mi notamment permis yeeg li nga xam ni moo di carte grise numérique yi waaw dama lay sant bu baax di am mbégte ci di ci tontu ndax ci yëngu-yëngu yi ñu bari dañoo contre affaire indi amalgame ba ni dañoo contre président Macky Sall mais dama la bëgg a defal genèse bi ñun ci njëlbéen dañoo wax ni on a été ni de près ni de loin associé ci concertation yi mooy maanaam boolewuñ ñu ci waxtaan yi non implication ñu dem ba ci biir liñ ci xam nag lépp ci presse bi lañ ko xamee ba keroog ba ñu gisee le ministre des transports di présenter premier ministre document yi biñ ko gisee it ñu daal ni nañu xaar ca déglu am transporteur yu dem ci rajo bi jot a wax ni ñoom boolewuñ leen ci woon le directeur des transporteurs Cheikh Oumar Gueye daal di woote une réunion de concertation daal ni nañ ñëw toog waxtaan ñun invité woon nañu CPTRS mais li tax demuñu du ñàkk koo jox cër ndax moom sunu waay la waaye dañoo jàpp ni comme won nañ ko premier ministre la ñuy def ci tudde ko concertation dootul concertation information lay doon ca la ma ca tiitoon lépp am na ndax ba ñu demee direct DTR def lépp ba àggal le camarade Alassane Ndoye dafa jóg ni projet bi nangu nañ ko waaye nañ ko waxtaane waaye ci salle bi nit ñi dañoo daal di jóg a toog def amalgame wax ko ne ko affaire yi Macky Sall duñu nangu ku ko yàq yaakaar naa ni foofa débat d'idées moo fooraam ay xalaat yu waxtaan waaye loolu waru fa jib loolu tax na man raison la woon pour dem donc bi affaire bi jeexee ma bind lettre directeur des transporteurs xamal ko ne ko jot naa invitation du ñàkk koo teg fenn taxit ñëwuñ waaye dafa am lu ñu waxtaane ba àggal biñ ko waxtaanee ba àggal ñu woon ko premier ministre kon jàpp naa ni validé nañ ko dem di concerté waat pour man amul njariñ naa bàyyi ba mu peesu ma bind ko moom une lettre mais comme xam naa ne du ci sañ-sañam rek pour dogal lenn li ñu bëgg damaa yónnee ampliation président de la république yónnee ampliation premier ministre
yónnee ampliation ministre des transports terrestres et du désenclavement yónnee ampliation ministre président de l'Assemblée nationale parce que ci biir Assemblée nationale am na lu tudd commission des transports yónnee Assemblée nationale collectivité bu bees bi yónnee koy ministère des finances parce que dana am incidence financière présidence de la République yónnee nañu notification ni jot nañ ko ñi ngi koy traité waaye ba fii may waxee yow jotuma tontu primature jox notifié nañu ni jot nañ ko loolu dama ci am seede keroog bi ñu may woo maak Abdou Karim Seck ñoo toog ci bureau ba ñu ni document bi ñu leen yónnee matul nañ leen ko yónnee waat ma ni Abdou Karim yónnee leen ko mu yónnee leen ko ñu ni ñu danañ leen tontu ba fi may waxee yow tontu ñu collectivité territoriale ma tur bi sax dama koy fàtte waa HCTT boo ñoom it tontuwuñu Assemblée nationale tontuwul d'accord CRAES tontuwul mais seen ñàkk tontu mën naa ko comprendre parce que boobu fekk na seen i mandat jeex d'accord taxul ba léegi it ñun ñu tontu parce que désespéré wu ñu ni danañ ñu tontu ndaxte jàpp naa ni ku ci mënti nekk ñoom fa nga nekk bu réew mu nekk loolu doo fa nekk d'accord léegi sëñ Ndiaga yow sëñ Ndiaga mën nga ñu di accompagner ak li nga xam ni moom lañ jëloon mais pour am temps rek mais dama bëgg wax ni lan ngeen ci bindoon yéen lan ngeen bindoon waaw dañoo wax ni ànd nañ ci waaw mais nañ ko waxtaane d'accord moo tax ma bëgg nga déglu tuuti waaw léegi biñ ñu tontuwul taxul ñu dem wax mais bi ñu gisee président de la République ñu woo ko mu ñëw am premier permis c'est une forme de communication ñu ni tontu nañ kon la ñu waxoon ñoom jàpp ñu ci dara jëfee nañ ko moo tax bi ñuy yónnee carte d'invitation Abdou Karim Seck woo ma ne ma ñi ngi def numérisation des documents administratifs des transports carte ngi fi ma ni ko bu la soobee nga dem mais man du ma dem pour être en phase ak sama bopp ndax bu ma la bindee ak koo mënti doon tontu woo ma boo ma wooyee pour di wéyal li ma la bindoon su ma taxawee day mel ne ànd naa ci contruñ ko nag mën nañ ko jël point par point ñu waxtaan ci ndax am na ci benn élément boo xam ne bi jaroon na rek ñu def projet bi mooy les licences numérisées ndax licence numérisée moo lay permettre nga mën a def renouvellement de parc parce que boo xamul li nga am ci oto xamoo li ñuy transporter ci nit mais munoo def renouvellement bu am jeexital ci askan wi bu am jeexital ci transport bi donc loolu rek jot na ko premier acte bi mooy permis ñun dañoo jàpp ni soxna jooju am na permis A bi mi ngi en cours de validité ki am responsabilité wu régler la vie publique garantir la sécurité des biens et des services mooy état su defaree permis boo xam ne nit mën na koo falsifier ñun c'est pas de notre responsabilité moom le système am défaillance su demee ba jàpp ni war na koo changer gannaaw moom loolu support la permis bi man am naa ko mais support bi la day changer support bi dañoo jàpp ni moom moo ko war a fay parce que moo ko décidé man sama permis valable bu dee carte grise carte grise c'est une pièce boo xam ne tu l'as à vie tant que oto baa ngi dund su état jëlul ay mesures ba faussaires yi mën cee dugg di def ay trafic ci carte grise yi c'est pas de notre responsabilité c'est de la responsabilité de l'état si su fekkee ci système am dafa am défaillance muy changer système bi moo ko war a supporter ndax ñun am nañu carte grise ba pare loolu la ñu wax bu dee licence bi c'est une pièce à vie bu ca licence kenn du ko falsifier bu dee plaque bi bi dañu wax sécurisation de la plaque loolu mën nga ko wax ko xamul oto mu gëm ko mais plaque loo ci sécuriser li nekk ci plaque bi mooy li nekk ci carte grise bi donc amul sécurisation donc ñun ni nañu toog waxtaan ci seet li état war a supporter ñun ñu supporter ko ñun ñu supporter li ci des ca la ca gën a nekk le comble mooy keroog ba ñu defee déclaration bi le ministre porte-parole du gouvernement dafa wax ni nguur gi jël na ci moom engagement jëlee renouvellement de permis ci 20 000 francs indi ko ci 10 000 ba ko déggee ci ma dendal dama ne ko Mars la ñu nekk wala Jupiter fii ci Sénégal renouvellement de permis musta coûter 5 000 la daan coûter ñoom ñoo ko indi ci 10 000 à quelle fin nag la defee cette communication xaw ma ko am naa ci xalaat mais c'est pas la peine de discuter je laisse aux Sénégalais ñoom ñu xool apprécier entre 20 000 et 10 000 ak 5 000 et 10 000
d'accord soxna Jooju dama lay bàyyi nga yow nga Alioune Badara xam nga la dernière parce que fois dama bëgg mu waaw la dernière fois bi nga invité kenn ci acteurs yi xam nga ñun les problèmes d'ordre yi nga xam ne moo nekk seen biir ñun duñ ci dugg waaye bi nga invité acteur boo fàttali ko ba ngay tëj nee naa la Alioune Badara Fall quoi qu'il en soit argumentation la sénégalais di déglu yow da ngay invité benn parti mu ñëw wax sénégalais ñuy apprécier nga invité waat beneen parti mu ñëw wax sénégalais ñuy apprécier argumentation ñoom ñooy xool li ñu war a gëm ak li yanu maanaa yaakaar naa wax ci leer na naññi tey ci plateau bi en tout cas ñun on prend pas parti suñu yoon nekk ci mbedd dañuy leeralal askan wi waaye tey jii gën nañu comprendre wax ji leer na nañ ci li nga xam ne mooy coow loolu le alors état moom quoi qu'il en soit ñun li ñuy jàng tant soit peu ci wàllum droit administratif buy jël lu mel noonu moom moo war a supporter les frais les coûts loolu moom même boo jàngul sax logique xel dafa nangu ne Alioune Badara Fall tey ji bëggee peinturaat këram wala mu loué ay nit ñu yàq kër ga fekk na moom moo fa loué ña fa yàqoon xëy na du dem di boole ji ña ko boole courtier ba ko boole ñooñu soxna Jooja xam nga loolu maa ngi ko doon wax suñu invité bee passé maa ngi ko doon wax naan que 10 000 francs yi soxna Jooja am permis tey suba wala ginnaaw suba ñu ne ko da ngay changer sa permis te fekk fay na 10 000 francs donc xel yanuwul maanaa Jooja di fayaat yeneen 10 000 te yow mi ko changé loo yaa ko waroon a fayaat wala nga ne ko sa permis bi duñ ko jël dañoo mettre permis en stand-by le temps ñu defaat li nga xam ne permis loolu moom pour dëggal li nga xam ni pour wane waat ni rek keroog ki ñu fi invité tamit waxoon naa ko am nañ sax élément boo xamante ni nii moo ñeel le directeur des transports bu fekkee sëñ Ndiaga élément bi jàppandi na te mi ngi ànd nag ak président de la république bi ñuy inauguré seen nouveau locaux yooyu nga xam ni président de la république li ñu fi wax nii njëkk na am li nga xam ne moo di permis bi kon mën nañ ko seetaan pour gën a am li nga xamante ni moo di ay quelques informations par rapport ak li ñuy waxtaane désenclavement pour àggale waxtaan bi am na at ci ginnaaw wala at ak genn wàll ci ginnaaw ñëwoon nañu fii gouverneur présidé ko ñu dajale acteurs yi informer leen ci projet bii di ñëw ak naka lay tëddee jox leen information yëpp tey ñu ñëw di mottali waxtaan boobu de façon concrète wax leen ni projet boobu ñu leen doon xibaar waxtaanee ko ak yéen tey mi ngi nii carte yaa ngi nii plaque d'immatriculation bi li ma waxoo woon ci français mooy que ni dañuy changer aussi système donc immatriculation oto yi yëpp la ñuy woowaat réimmatriculer parce que plaque yi day changer su ko defee loolu yëpp ànd nekk benn système su ko defee lu ñuy wut ci wàllum modernité lu ñuy wut ci wàllum kaaraange document moo tax ñu tuddee projet bi Cap kaaraange document yi ñu mën ko am ci anam ba nga xam ne moom la gën a rafet donc tey acteurs yëpp daje nañ fi macha allah ñu lay féliciter acteurs yi ñoom Birane ak acteurs yi fi teew yëpp féliciter leen si seen engagement ak seen esprit patriotique xam ni lu ñuy liggéey pour ñoom la lu ñuy liggéey pour sénégalais yi la waaye lu ñuy liggéey aussi pour secteur transport bi yëpp mu gën a leer ñoom adhéré nañ si projet bi am na ay laaj yu fi jëm ci wàllum njëg yeeg yu ñu demee waaye ba leen expliquer mbir mi yaakaar naa ni leer na si bopp yëpp te ñëpp engagé nañu incha allah rabbi pour ànd ci état bi dem ci modernité boobu ñu soxla ci wàllum secteur bi boo gisee ci wàllum prix yi ñu ci doon posé comme question ñu naan seer naag seerloog yu mu demee waaye boo xoolee ni permis boobu ñu lay soppil jox la benn carte ba nga xam ni durée de vie bi garantie bi 10 ans la mën na ko ëpp jox la carte ba nga xam ni dafa am biométrie am puce ba nga xam ni tey ci yeneen application mën nga ci def lu mel ni paiement nga fay sa assurance avec ton permis wala sa carte grise nga fay sa carburant avec cette carte nga fay sa visite technique fay yi nga xam ne da nga koy jëfandikoo ci wàllu oto yëpp mën nga ko fay ci carte boobu am na application yu demee ci carte boobu ak sécurité bi nga am yaakaar naa ñun la 10 000 francs ngay fay benn yoon ci fukki at yi wala benn yoon à vie yaakaar naa kooku ni cher na xëy na jamono ni mel rek waaye ñëpp xam na dëgg yàlla ay la yoon loolu cherul te du lu ñuy jaay loolu day permettre juste ñu kon def contribution ci lu ñuy fayee partenaire bi nga xam ni duñ ko sélectionné par appel d'offre international bi nga xam ne moom moo ñëw investir ay milliards am indi machines yi di produire carte yeeg di def yëpp léegi di war a rémunéré wu war a fayee ko ci loolu buñ ko fayee ba pare fukki at moom mu dem bàyyi nag suñuy ay bagages suñu ay machine ñu continuer suñuy liggéey continuer suñuy kii su ko defee mu doon lu nga xam ne lu rentable la si nguur gi rentable si population yi loolu daal moom boo ñu waxee ni cher na moo tax bu ñu expliquer wax acteurs yi yaakaar nañ comprendre nañ fa ñuy waxee. voilà soxna Jooja
mi ngoog am na solo. gis nga lii mooy li nga xam ni moom lañ jëlee woon ci jour bi nga xam ni président mi ngi doon inauguré locaux yu bees yooyu. waaye soxna Jooja gis nga sëñ Mor xam nga li mu wax kon donc côté boobu nee nañ la débat yi campé. mais am na beneen côté boo xam ni bëgg naa ko ci interpellé bu fekkee xëy na yéen avant ngeen di poser question wala dara mooy dama gis keroog ñoom locaux yi lañ doon inauguré ñuy joxewaale ay nit ay taxi jëm ci wàllu renouvellement yi ak gros porteurs yi. te loolu am na problème parce que problème ba nga xam ni moo di gros porteurs yi waroon nañ mën a ñoom di renouveler seen bopp mais tey jii bu ñu demee ba Sénégal ba tey jii état bi mooy renouveler gros porteurs yi mooy renouveler taximan yi seen taxi loolu est-ce que du problème. xam nga li ma lay wax. MSSR. dafa wax ni ëllëg boo ci bëggee dem da ngay jaar ci dem. dëgg la nu mu ko waxee en français. pour la voie la plus rapide pour aller vers l'avenir c'est de passer par le passé. boo xamul historique bu transport. rek ci ngay wax naa renouveler transport jox ko oto. ci histoire de 60 à aujourd'hui amul benn gros porteur bu mas état mas a renouveler. de 60 ba léegi. ba léegi benn yoon la fi régime parti socialiste def camion sous contrôle ONCAD jox ko seen ay clientèle politique mais oto yi dañ ko mujj jaay transporteur yi. ndax oto métier la. transport interurbain. amul benn bis ca 60 ba léegi bu état mas a jëndal kenn kaaru Njaga Njaay. d'accord. taxi de même xam nga lu ko indi. mode de financement bi ñu daan def la ñu xamul. booba dafa am ñaari société benn bu ñuy wax SOGECA. société générale de crédit automobile ak SONAGA société nationale de garantie automobile. SONAGA état ko moom. SOGECA concessionnaire yi fi nekkoon. pour bañ di am crédit direct ak gars yi ñoo ko créé woon. nga xam ni am na lu ma jaaxal sax. taximaan yi ñoom moom seen taxi ñoo jëndal seen bopp seen taxi ba pare état bi di leen jox caabi yi loolu jaaxal na ma nag jour boobu. léegi kooku yàgg jënd oto. su demee ba mënutul a jënd oto je pense que la question du dama lay jox oto. parce que li nekkoon ba mënut a jënd oto mi ngi fi ba léegi. boo ko fajul ba jox ko oto it looloy amaat. la preuve bi ñu fi waxee renouvellement ak président Ablaye Wade. ci iranien aéroport. je me suis élevé contre ça. lu nekk dégg naa ko ci nu ñu mujj dem place de l'Obélisque naa Ablaye Wade may ñu oto yi. renouvellement gros porteurs yi li ma la ci mën a wax mooy c'est un projet privé entre des privés. mode d'accompagnement bi leen état defal xaw ma ko. mais yow tu es quelqu'un de très connu dans le transport. dama lay ñaan nga dem seeti ñi initier projet bi. ak ñi nga xamante ni ñooy bénéficiaires yi ñu wax la les tenants et les aboutissants. parce que tey bu ma ci jéemee wax damay bokk ci lu ñàkk mandu bien que am naa lu ma ci xam. waaye damay préférer ñooñu wax la ko. mais sëñ Mor. xam naa waxtu wee ñu xaw a xoj. Alioune Badara ma amoon yéene trop laaj la ñaari laaj. sànq maa ngi lay laaj en coulisses transporteur bu ñu ko day dégg ñu dañuy yaakaar ne mooy kiy dawal oto mais yéen ngi ñuy jàngal nañu mooy ki am ay otoom jël ay chauffeur ñu koy dawalal ak ñoom seen. tey ji bu ñu nee renouvellement wu taxi ak gros porteurs yi wax nga ñu mais parfois taxi yi bu fekkee renouvellement dafa am Alioune Badara yor lu mat 50 oto ñu ne ko renouvellement kon dafa war a beesalaat oto yooyu yëpp changé waat oto yooyu yëpp. est-ce que du nekk ruine en quelque sorte ci ñi nga xam ñoo di transporteur foofu dafa am lu ma la bëgg a laaj. lu ma la bëgg a wax. waaw taxi yi nga gis. état laale wu ci boo bëggee dégg du projet état. ok kenn ku ci nekk ci ñoom yaa dem seen Iran joxe sa 1,5 million caution. ok fa ñu jaar nag ba ñu joxe loo président caabi yi man xawma ko waaye daal xam naa ni amul benn accompagnement état bu ci nekk. d'accord ca projet bi dafa am lu mu firndeel. d'accord wone na ni ñoom li ñuy def tënkuwul ci professionnalisme ak ay données statistiques fiables. boo ko xoolee bi élection législative yi jubee am na taxi yu ñu wone woon ay Toyota Yaris ci internet président yor ko di ko dawal ba ma ko gisee am na journaliste yu ma woo ma xam ni la période était sensible. c'est vrai soo ci waxee ñu dëkkal la foo dëkkul ma noppi waaye la ma ca waxoon ni du sotti am na tey boo fa demee doo fa gis benn Toyota Yaris li waral loolu mooy ñoom bañ ko fay yóbbu bu ñu waxtaanoon ñu dañuy am un programme bu ñu leen teg ba Toyota yi mën fa nekk. parce que tey la preuve ba ñu demee ba jaaxle dañu ni oto bu amul 5 ans du daw aéroport. d'accord bañ ko defee xam nga ñaata oto la ñu am. 7 bi ñu nee oto bu amul 10 ans du daw aéroport xam nga ñaata oto la ñu am. 22 bi ñu nee oto bu am loo 15 ans nag am nañu une pléthore de voitures. donc quand la moyenne d'âge est de 15 ans dans un secteur
war nga xam ni le résultat l'exploitation n'est pas bénéficiaire mais nag boo waxtaanee professionnel yi mën nañu laa teg ci format boo xam ne bi Mercedes SL sax mën naa nekk taxi AIBD ba pare rentable. d'accord Alioune Badara. beneen laaj bi laataa ñuy daane sëñ Mor yaa ngi nga jégal ñu. temps non non yéen ak moom sax mooy Alioune Badara gis nañ fi nag état kenn du xëccoo. ku nekk ci wàllum transport. am nga xëccante boo amoon ci état. transporteurs yi. ak ñi nga xam ñoom ñu nekk yenn parfois chauffeurs yi sax. dañ daan am ay ñaxtu état féete fenn ñoom ñu féete fenn te gis nañ sax ci wàll bi question bii nii Alioune Badara Fall nga indi. am na ñoo xam ne jóg nañ ñeneen d'accord nañ ci li état def. est-ce que tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo bañ mbir mi ñu dem ba topp suivre li nga xam ne mooy li état wax parce que la plupart du temps loolu la ñuy def bu ñu ko suivre lan mooy doon seen réaction. xam nga man li ma wax rek bu fekkee war a la wax. da ngay alerter. fi mu ne waxuma ak transporteurs yi ànd ak état. waxuma transporteurs yi ànd ak ñun sénégalais yi laa bëgg ñu xam. li ma la mën a xamal daal mooy leen. wax nañ fi renouvellement 400 bus ak 450 minibus. mooy pikiir bi ñu pikiir ñu bari. ba kenn ku nekk loo jàppoon da nga koy téye ndax jàpp bañ a ñàkk ci oto yooyu mais nag man taalibe Sëriñ Tuubaa la moom laa yaakaar tey ak ëllëg ca xam naa ni li yàlla tudd ci man ku yàlla bind mënu ko di li yàlla tuddul ci man it képp bu ma doon nekk un larbin du tax ma jot ci ba tax na li ma jàpp ni mooy dëgg ca bu ma laloog sama ndeyjoor loolu laay wax ci laay nekk bu ci nit ñëpp àndee ma xam ni ñoom ànd na ci xayrul waaye nag du tere ma informer les Sénégalais ñun du ñu xeex du ñu xul transporteur yëpp daal li ma leen di wax mooy leen nanu ànd nekk benn li tax nu war a nekk benn boo xoolee ni transport di doxee Sénégal xam ni vision projet yi ñuy teg articulé wul ci vision li la koy wax mooy amul benn politicien tey boo xam ne bii boo lëñbatee programme da nga fa fekk activité sur le transport programme da nga fa fekk mbay da nga fa fekk lépp mais bala moo wax transport dafa ñëw ba nekk ci état bi xam ne lu muy gérer la daf koy gérer de façon contextuelle suñu bëggee ñun transport mën a dox ñun ñoo xam la ci biir nañu ànd nekk benn jël intérêt wu Sénégalais yi teg intérêt Sénégal teg ko ci kanam état bi bañ a dugg ci politique gu diviser pour mieux régner ànd ak ñun kenn ku nekk génne li gën ci moom ndax ñu am li gën ci ñëpp man ñëpp laay tàllal loxo ñëpp laay waxal soxna si la ma waxoon ca iranien ca Ablaye Wade ca place de l'Obélisque la mujjee gis nga tey jii 450 bus ak 400 bus yooyu na président woo ñi ko ni na ko joxe laaj leen ni nañ ko jox des données fiables yu ko wan ni résultat bi dana bénéficier l'avenir nous en dira plus Alioune Badara Fall waaw soxna Jojo xanaa balaa ma tënk rek soxna moom c'est-à-dire moom dafa xam wàllu transport ndax ci wàllu leeral daan na fi invité transporteur yu mag xanaa soxna moom dama bëggoon rek nga xool sëñ Soura bu fekkee am nga question 4 minutes moo ñu dese Alioune Badara aca bismillah 4 minutes de moo ñu dese aca non garaawul 4 minutes moo des léegi li ñuy def rek mooy man amoon naa de nombreuses questions yoo xamante ne bëggoon naa ko mu ci indi mais comme temps bi moom moo ñu xooj du ma ci sori dañuy jaajëfal Soura rek ci xam-xam bu sell bi macha allah bi nga xamante ne lii la ñuy taamu ci yéen experts yu mel ne yéen bu ñu leen amee ci plateau ñu wax en toute impartialité teg ay questions politiques fee teg parti pris fee wax loo xamante ne ñun ñi dañ ciy jariñu askan daf ciy jariñu ndax ki bëgg xibaar bu wér te wër ba ñëw ci ñu mel ne yéen li la ñuy xaar ci yéen di ko ñaan rek macha allah mu yàgg fi ba nga mën di ñu jox xibaar yi nga xam ne moom lañ soxla. Alioune Badara jaajëfal nañu jaajëfal sa invité sëñ Mor soxna Joojo jërëjëf ci jàpp ndal géeg loolu sëñ Mor xam naa waxtaan bi ñi jugé nañ ñi ci plateau bi sax rafetlu nañ waxtaan wi donc dama lay bàyyi rek xëy na nga tàggatoo wax kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj gi dama koy wax ak sama bokki transporteur yi wax kenn du ci leble baa nga fay ci ca ku naxe ba am tubay dana la jafe nga am bu nañu xam loolu ci xam ne ñun ñooy mbokk lu ñaaw xejul ci suñu diggante di xamal nguur gi it ni kenn ku ci nekk fa nga nekk am na ku la fa jiitu woon tey bu fa ñëwee yaa koy dal ci yow ëllëg danañ la dalal kon doole yi nit ñi la ñu yore bu ñu jaayante ñun doole d'accord nañu waxtaan ak ñu ànd ak ñoom liggéey Sénégal jëm ca kanam. très important alors ñu koy jaajëfal bu baax a baax sëñ Mor Soura moom moo nekkoon ganuk Alioune Badara Fall ci li nga xam ne moom mooy transport rubrique transport moom mooy coordonné transporteur ak professionnel du routier yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew bu Sénégal ñu koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal la yu tamit Fall baal xamis
waaw comme gërëm naa Murid Gadiaga rek sama xarit di ko yóbbante ci sëñ bi mu ziyaaral ma ko baax sëñ Cheikh Say waaye di ñaanal sëñ Laat Soy bu nag mu dellu si waat ak jàmm di ñaanal sëñ Cheikhouna moom sëñ Abdou Laat mu gudd fii mu yàgg fi te am fan wu gudd. Alioune Badara Alimatu ñu jaajëfal yow itam. waaw kii ne incha allah soxna jooju ñu wax ba mercredi incha allah waaw mercredi incha allah ñu ñëw ci leneen jëm ci actualité africaine xool du ñàkk verdict bi wala it résultat wu Mali bi fan lay toll incha allah alors ay suspicion wala ay idée ñi ngi ñëw. non fi mu nekk nii moom nañ ko gagné am na luy xeeñ daal. nee naa la il y aura pas de surprise pour certains. Afrique da ngay gagné bala ngay dem élection. bala ngay dem élection en tout cas ñu ngi lay xaar mercredi soxna moom it ba suba incha allah. waaw bu suba ak jàmm salaam incha allah xanaa remercier nag bu baax a baax Ndeye Ba sëy bi nga xam ne moo nekk Wakaam lii moom ma ko defaroon nee naa ko heure bu ma ko solee incha allah dinaa la tudd dinaa jox sa numéro ndax collection la ma ci defaroon ak yéene donc numéro Ndeye Ba 77 390 61 05 77 390 61 05 nekk foofu ca Wakaam maa ngi koy remercier infiniment ak yaayam ak waa këram yépp. alors soxna Khadilo Zeyda Khadilo ñu ngi koy ziar bu baax a baax de la part de Chérif Gueye borom xar bu lamb bi borom baali bu lamb bi départ gaynde arrivé Mousse ñu ngi koy ziar moom Serigne Mbacké Seck moo jóge ci 1 million ba ci 500 000 ci laadum ñu ngi koy ziar Serigne Mbacké Seck ci caméra bi Chérif Gueye moom nee na également dina def li nga xam moo di opération xar tabaski ñu ngi xaar ci yow la ñuy xaaree suñu xar lépp la ko nag tëlaa fay xaru chinois wala xaru caoutchouc ñu ngi koy xaar di ziar bu baax a baax Serigne Ndiaga Seck Saliou mu nekkoon ci réalisation bi Lamine Ndiaye moo nekkoon ci li nga xam ne moom moo di son bi ak vidéo bi jili borom Bagdad également suñu mag jooju ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla wéral cër yi bu baax a baax ñu ngi la koy ñaanal ci barke Serigne Touba ziar képp ku ñu doon seetaan Serigne professeur Malang Fati ma nga ca Ziguinchor suñu xarit la saa su ne day nekk foofu ca Ziguinchor di ñu seetaan également soxna Ami Ndiaye Ziguinchor la ñuy seetaanee tax na ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ak képp ku toog di ñu seetaan suñu yaay soxna Ndeye Diagne Samb ma nga ca Caaro yi lay la daan faral di yeewu waaye jamono ji ma nga ca Makkatal Mukaram dëkk bu sell ba ñu ngi koy ziar te koy wax mu ñaanal ñu rawatina taxawaayu Arafat bi nga xam ne ci lañ jëm incha allah mbokk yi leen di jox dig daje demain incha allah pour beneen numéro ñun ak yéen d'ici là ñu bàyyi leen ak Serigne Touba des ak Serigne Touba ci barki Serigne Saliou